xuus ci waxtaan wi Seydina Ibrahima Diop moom it keroog bañ daf la lay mayaat ci kanam ñu sës ci moom ca la bokk Abdou Tall la même chose ak ñeneen ñi fi nekk di ay kilifa. sorewul moo tax fi également ne comité bi am na ay postes yoo xam ne ñoo ci ne dina am na koo xam ne moom la ñu tànn mu jiite comité électoral bu quartier Mali buñ ko tànnee dana am ku ci toftal ku topp ci moom dina am trésorier dina am ku fi toogal jigéen ñi ainsi de suite dina am ku fi toogal ndaw ñi xale yi parce que noonu quartier bi ñoom ñooy war a liggéey après xool ñoom ñetti semaines yi nga xam ne moom la ñu war a def campagne bi waa Mali ñoom nan la ñuy tojee seen ci nax pour fexe ba nit ñi voté Macky Sall parce que objectif bi yëpp mooy fexe ba Macky Sall falu ñu anam yi rafet ci réew mi waaye nag boole xol doon benn jàppale Macky Sall mooy ñoom ah mooy ñoom mooy ñëw mais fonds yi dinañ ñëw jàppale Macky Sall le 24 février bu soobee yàlla xam ngeen élection yi dinañ ko gagné Sonko mu fi de Sonko ay mais jàpp nañu ma ñëpp mbir mi def nañ ko seen itte bopp kon ci loolu ñu leen di jaajëfal bu baax di leen gërëm di leen sant di jox kàddu gi sumaale di daal ñu continué wax Sonko ngi ñëw de kooku laa gën a ñeme fii ngay reet sa bàyyi ma man bëgguma nga jël ma sax ndaw sa jël nee na bu ko jël boobu ba léegi yow yaa fi kay yow bu kii ñu rama jël yow bu rama ñu jël sax yaa xam bàyyi naa leen jël 480 ñàkk fayda dañ laa fekk si rek dama groupe pour qu'il sonne non di fóot da fekk ñuy fóotir waxtaan te loolu mënoo ko def donc de manière avancée loolu moo nekk moo nekk mbokk yi ñu ngi fii tey ci Koungheul Mali ñoo itam tey ñoo leen installé seen comité électoral comme ni ñu ko defee dañuy invité saa su ne ñoo di ko couvrir ki ñu jàkkaarloon nii nag mooy Abdou Tall bi ci timis kii noonu la si nañ pare moment bi moom lañ ñu fal moom moo nekk nekk coordonnateur comité électoral bu Koungheul Mali xam naa balaa ñuy démarrer dañ koy bàyyi mu nuyu ko mbokku Koungheul après wax ñi tey ci bisu tey bii nii ak nan la nar a liggéey Abdou ñu ngi lay nuyu. waaw Mata merci beaucoup maa ngi leen di fay. di leen sant yéen waa Koungheul Info. di sant waa Mali di sant ñi fa dëkk ñëpp di sant responsable yi nga xam ne ñoo nekk Mali. di sant ñi nga xam ne ni tey ñoo jël lii teg ko ci sama loxo ma jiite ko. en tout cas affaire la boo xam ne ni vraiment dama ci am kontaan. parce que lu ma bett la. séentuwuma ko woon jël responsable boobu teg ko sama loxo yaakaar gi ñu am ci man yàlla bu yaakaar gi tas. ñaan yàlla. yàlla jàppale ñu ñun ñëpp nga xam ne nii liñ bëgg mooy école 1 école 2. nga xam ne Mali fa lañ voté ñu gagné ko à 100%. à 100% ok gis nañ ne ci biir bi amul vote amul opposition à la limité kon yëpp àndoon na ñoom kenn lañ tànn mooy Abdou Tall mooy nekk suñu kii ban plan d'action nga nar a teg pour travailler ko pour li nga ko bëggee ci école 1 ak école 2 nga mën ko remporter ci lu leer. waaw suñ plan d'action lu yomb lay doon parce que Mali lañ juddoo Mali lañ yaroo Mali lañ màggee. ñëpp ñu xam loolu moo tax tey ñu am confiance ba teg ko sama loxo ni ñu nar a liggéey mooy. def nañ suñ comité électoral commission yëpp def nañ ko taxawal nañ ko incha allah rabbi li ñu jël décision mooy bu campagne bi ubbee ñun amul benn xumb bu ñuy def bu soobee la gën danañ def comme li président Macky Sall wax dañ dëgg kër par kër néeg par néeg nit par nit suñu ñëwee dañ leen déglu ñu wax bu ñu ñëwee ba pare suñ amee lu leen neex ci suñu mandat bi ñu ànd seeg ñoom. bu ñu amee lu la gisuñ ci seen bopp ñu am lu leen naqari danañ fexe won leen présenter li nga xam ne nii mooy programme bi nga xam ne nii moom la président Macky Sall liggéey ci réew mi ak ambition yi mu amaat parce que li ñuy wax xalagu mbaam dajul fu ne. mais bu ñu waxee li nga xam ne moo leen naqari dañ leen déglu wax leen suñu programme fexe aussi
ba nga xam ne ñoom danañ adhérer à 100% pour ànd ak ñun pour liggéey pour que le président au moins ñu mën ko fal au premier tour. ok monsieur Tall dañu gis ne chaque jour école 1 école 2 bokk na ci mbir yi gën di compliqué ci parti au pouvoir. bu ñu koy wax la plupart tout mooy basculer la plupart vote bi. parce que ñaari écoles yi am doole la ci kii Koungheul Mali bokk na ci quartier yi gën a mag. tâche bi dis na disul. nan nga ko nar a travailler wax nga léegi sa plan d'action noo koy tegee mais tim porte à porte ci Koungheul Mali ak ni mu yem ak temps bi ñu leen jox. est-ce que dañ ci li ngeen ci bëgg def yëpp dañ ko def. dinañ ko def incha allah parce que li tax ñu ne dañ ko def. mooy tey boo xoolee comité électoral bi ñu koy monté. li fa nekk ci doomu aadama gis nga ko ni mu toll. pratiquement presque toutes les personnes influentes. yi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier Mali. ña nga fa teew fa. kon lu yomb la parce que tey boo ko calculer ña fa nekk suñu leen tasaaree dans le quartier rek kenn ku nekk dem ci sa tâche bi nga xam ne moom la jox. facilement dinañ mën a def li nga xam ne moom lañ bëgg. te fii coow li mooy gudd rek ak wax ci bëri rek. mais incha allah rabbi balaa ñuy wax 18h commune de Koungheul balaa ñuy wax 18h. vote bi lay basculer. boo gisee ma laaj la ko ci ñaari écoles yi da ngaa nekk ak ñaari leader yu xam ne mën na am kenn lañ ci yow sax. mais bokk leen audience politique comme ni ñu koy waxee bokk leen fu ngeen far. kay comme lu mel ni waa réew mi kañ boobu noonu bëri na waa réew mi yeneen parti yi ñu ngi fa te seen leader yi ñoo fa dëkk ci école 1 école 2 la ñu voté moo tax man lay laaj ndax xel dal na ci yéen. ñooñu tiitaluñu. ah oui. En 2007. maa fi représenté woon Idrissa Seck pratiquement presque. comité électoral bi nga xam ne nii moom lañ montoon maa yoroon mobilisation propagande et organisation maa ko yoroon. ok en 2007. sama fi ma doon liggéey place bi ma doon liggéeyoon moo nekkoon permanence presque bu réew mi. ok j'ai tout donné le réew mi mais tey boo seetloo réew mi ñu ko encadré wu nekkoon fi ñëpp tey ñi ngi APR. ok ñëpp ñu ngi APR benn ñoo fa des. yaa ngi dégg te benn yooyu jaaxaluñu parce que ñun xam nañ bu baax fi ñu teg suñu tànk am nañu relation ak doomu aadama nit ñi gëm nañu nit ñi xam nañ ñun fi ñu teg suñu tànk bi ñu teg suñu tànk bi ñàkk bu président Macky Sall amuloon bilan bu baax duñ ànd ak moom. mais dafa liggéeyal askan bi fas yéene aussi yokk leneen moo tax ñu ne danañ ànd ak président Macky Sall mu amaat deuxième mandat. ñun duñ ay politiciens. ay nit lañ ñoo xam ni Koungheul ñor lañ ñu Sénégal ñor lañ ñu suñu gox ñor lañ ba nga xam ne ni kuñ dugg ànd rek kooku dafay leer na kii kuy jëmale kanam Sénégal la. ok loolu moom mataar bu ci sax am looy xalaat waaw. li lay wax kañ mooy. ñoom fekkee monté nañ comité électoral dañu yëguñ ko wala bu ñu ko monté ci néeg lañ ko monté. yeneen parti yi ngay wax tamit. ko fi monté comité électoral fii. ñu gis ko gisuñ ko. mais yéen seen biir comme ni ñu ko defee ñaari comité électoral lañu gis ci dëkk bi ñu ne Seydou moo ko dirigé bi yéen a seen ak ñaari camps yi ci même parti. non Matar yooyu ay farce la rek circulaire bi génn dañ ne la maire mooy le plein hypotentiaire. c'est Mayacine Camara qui est le maire. man président Macky Sall moom mu ñor keneen ñoruma. ak Aminata Tall ma booleeg moom. ma ànd ak moom di liggéey ak moom depuis 2011 ba léegi su Mayacine nekkul woon le mandataire du ma ànd ak moom su Seydou nekkoon tey maire woo ma moom laay dem àndal ci. Seydou sama mbokk la suma nijaay la suma xarit la suma lépp la Mayacine la même chose keneen ak keneen man awma parti pris ci responsable politique Koungheul yi fi nekk ku ci nekk li nga moom dinaa la ko jox sa cër yaa ngi dégg te du ma dépassé kenn du ma xas kenn du ma wax kenn ñor mais nag président Macky Sall mi nga xam ne moom lañ bëgg a fal moi je suis pour la légalité. li nga xam ne moom yoon loolu la wax ci loolu laay dox. Seydou bi ma accidenté ci arrivé président moo ma taxaw moo ñëw jënd ordonnance moo ñëw fay ticket yi moo joxe xaalis bi ñu ma évacué. kooku suma nijaay la suma xarit la suma mbokk la lu ma woo lu ne danaa ko ci wuy ji mais malheureusement personne woowuma ci benn comité électoral bu ñu monté ñi ma woo nag danaa dem wuy ji leen benn dof sax bu ma wooyee fee pour Macky Sall ci mbedd mi mu ne wuy ji ko parce que Macky ma ñor. ok ban message nga pour ñoom maa ngi leen di woo nag ñoom ñëpp te j'espère que les autorités politiques de l'APR ñi ngi régler loolu ak ñoom à l'instant même je crois très bien que ni bu ñuy dellu si Koungheul fii dañuy ànd en unité ñun ñëpp
ñu ànd battre campagne gagné à 97% le département de am nga yaakaar ma ngeen gagné loolu à 97%. 97% mën nañ ko gagné loolu moom leer na ok parce que benn le président li mu def fii amul benn président depuis 1960 am nañ dëkk yoo xam ne nii élection yi bu campagne bi jul naa la invité parce que li nga bëgg a wax léegi président def xaju ci mën nañ ci yem ci gerte gi soo ma invité danaa la tojal loo xam ne nii ñu bëri mais xamuñ ko suñu mbokk béykat yaa ngi nii gerte gi Macky Sall jënd ko non faut pas dire ça te démb maa gis oto bu dawal ba gaare ci biir dëkk teg bascule am taaraaruñ defuñ leen mu fay leen 210 je l'ai vu hier mais dañuy yóbbu ñu ba nit ñi mbappate seen gerte yi ba pare non c'est-à-dire tamit ñun ay Saloum mënuñ ko si ñàkk a dugal mais naal bàyyi nga ñëw rek ñun ay Saloum yaa ngi dem la mais xam nga ñun toujours dañuy yàkkamti comprendre nañ béykat bu béy pendant 6 mois am ay bor war a fay banque war a kërëb xam nga automatiquement bu yoree gerte mu tege rek li muy xalaat rek mooy lu ma ci am rek danaa ko jaay pour ma régler sans problème ok mais ñun ak ñoom ñoo partagé loolu yaa ngi dégg parce que man Saloum laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaru yaa ngi dégg la je suis fier d'être un Saloum mais le président Macky Sall xelam toujours ak programme toujours mu ngi ci béykat yi. mu ngi ci béykat yi pour jàppale leen. ok muy lu am solo je suis sûr et certain que ne nii suñ ko joxaatee beneen mandat dana leen gën a jàppale te dana gën a jàppale askan wi parce que depuis 1960 am na dëkk yoo xam ne nii boo fa bëgg a dem bu tawee dootoo fa dem maintenant foo bëgg a dem dans 5 minutes. 10 minutes nga yegg fa. loolu danañ ko dox ci plateau yi beneen bi nga xam ne nii moo ci nekk aussi. mooy fépp foo xam ne tey dañuy monté comité ci àll bi boo taalee du ma la may nga bëggee naan ndox mu sedd du ma la may nga def sa bilan après dinaa la woo ci plateau ñëw tax tey yooyu ñëwoon tout simplement pour monter comité électoral bi ñu wane ne Abdou Tall moo yor bu Koungheul Mali bi mbokk yi ngeen yëg xamee ko noonu ñi nekkal nii di Abdou Tall fu ma ko bàyyee nday bëgg def fi bilan pour jëm na baab mais am naa après loolu ci plateau bi la mais daal war na leen ne daal moom tey moom lañu fal ci Koungheul Mali ngir xamee ko comme nu ñu ko defee saa su ne topp leen ci liggéey bi ñu ko defee bépp parti bu ñëw bu nekk nag foo monté comité wala réunion ñu ne prêt pour couvrir ko ñoom woo nañu 2 fois ba Mamadou Camara loolu tey ci takkusaan gi nii ñu ngi woon fii nii ci Koungheul Mali dégg naa ci guddi gi tey ñu ngi war a dem kër Mame Samb pour monter bu Koungheul sanc loolu yëpp nag dañu leen ko toppal pour mu leen ko jox Koungheul Info moo fi nekk pour tout le monde xibaar ba mu génne ko moom jërëjëf monsieur Tall di la ñaanal sa mission bi yàlla na yomb ci yow. merci beaucoup merci jërëjëf. jërë ngeen jëf waaw ñu ngi fii ci sanc comme ni ñu ko gisee woon rek ñu doon monter léegi comité électoral bi bu sanc comme ni ñu ko topp waa benn bokk ci quartier yi ni ñu koy monté démb ñu ngi woon ci quartier Koungheul ville ci ngoon gi ñu ngi woon fële ci quartier Mali mais tey ci guddi gi nii ñu ngi woon fii ci quartier sanc pare nañ nag ki ñu nekkal nii di Seydina Ibrahima Diop nekk kenn ku xam ne duñ ko présenté ci Koungheul ville wala sax ci Koungheul sanc ci Koungheul yëpp sax mën nañu ko wax ñu bàyyi ko rek mu tënkal ñu luñ ñu jëlee fële tey ci comité électoral bi ñu waxtaanee ba pare Seydina ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Matar waaleykum salaam ñu ngi lay fay ci nuyoo bi. waaw comme ni ma ko waxee ci gannaaw rek pour nga mën ñu tënkal tey ni ngeen fi gannaaw ñu ngi sanc am na lu ñu fi jot def te bokk nga ci kàngaam yi xam ne tey ñoo woote fii ci sanc ñëpp ñu fekk si leen ci kër Mame Samb Seck ñu bàyyi la rek nga ñëwal ñu ci journée lu waraloon woote bi ak lan ngeen fa tënkee pour mbokk àdduna bi mën a xam li xew fii ci Koungheul sanc. waaw jërëjëf Matar di gërëm bu baax di la sant ci li nga def nii te occasion la pour ñuy leeral askan wi li xew di ñaan yàlla itam comme campagne bi ngi commencé jàmm yàgg ci jàmm dara benn fii am ci Sénégal ci fitna mais ñuy def ko ci jàmm bay ci jàmm ba li ñu jàpp na mu gën ci réew mi yàlla na ko yàlla def ci loolu nag comme ni nga waxee di féliciter ce réseau bi di nuyu waa Koungheul yëpp li xew ba ci sànq ci Koungheul lii ci kër Mame Samb Seck comme ni nga waxee effectivement depuis le 22 janvier passé dañu convoqué mairie le maire Mayacine plénipotentiaire convoqué réunion comité électoral communal ñu nangul ko keroog yaa nga foon ñu def bi ñu paree nag laata boobu ñu ne léegi nañ dem ci quartier yi créé defar ay comités électoraux locaux chaque quartier bu ne def comité électoral léegi nag xaw na yéex dañu waxoon ne léegi duñu fi jógee rek param patame ko dañuy xaar tuuti parce que keroog mairie am nañu ñëwul am nañu yëg am nañu yëgul tuuti ne lu nañ ko def nañ ko waxtaanee moo tax mardi boobu le 22 bi mu passé semaine boobu yëpp ñu ngi doon sensibiliser quartier yi ne lii lañ def fii lañ jëm ni lañ koy doxalee moo tax boo xoolee comité yi jàllegum yëpp amul problème par téléphone rek même pas 30 minutes ñëpp ñëw c'est parce que ñëpp a ngi nekk au courant li xam li xew ñun démarche boobu lañ jël bi itam ci Koungheul mu ngi door a am à l'époque li daan am mooy xaar ba moyens yi ñëw wala ba campagne bi commencé ñaari fan ñu dara taxawal bi pas dañu anticiper xaar ñu moyen xam nañ fi ñu jëm ndax yàgg dañu ko def te itam quand même ñii nga xam ne ñooy sax comité communal bii nga xam ne moom la maire jiite kenn ku ci nekk fekk nga place maire moom moo tax li ñu jot a defagum maire nekku fi ñoo ko defal suñu bopp ñun
ok. ok comme yéen a ko defal seen bopp mais je crois que bureau bi génn na. waaw par nañ ci salle bi ba génn ñëw daje ak yow. waaw mu ngi la ñàkk a jël parce que tey lu fi nekk rek la yow la est-ce que mën nga wax ci bureau bi nan ngeen a liggéey ak ñeen ñoo diriger liggéey bi fii ci Koungheul Santhie. dëgg la xam nga Santhie moom ci quartier yi gën a mag ci dëkk bi la bokk. yàlla def na suñu responsable suñu kilifa Mame Samba Seck de passage di ko nuyu. ndax man bu ma jàngal politique. dëgg ci moom la jàngee politique. depuis nag def nañu moom 15 ans ci ginnaawam. lu bari ci moom laa ko xamee ci la gën a xamee réew mi. fii laa juddoo na fii laa mais yaroo ma fi. ci moom laa jaar daal ba ak fi ma ak si tey. moo tax lépp li xew ci politique bi. même bu lu Santhie dinaa dem wax ko li xew. bi ñu ñëwee nag ñu bokk benn bokk yaakaar ñi ñëw ci yu mel ni commencé ñu ko tey rek ndax référendum bi këram nañu ko defee woon. def comité électoral Santhie di dox députation bi la même chose bi pas nag ma ne naa ko convoqué këram jox ko jukkal jox ko cëram la nii nag doo ko jiital parce que di ko fakastal yàlla def sax keroog bu ma demee ni ñu waxtaan ci biir waxtaan wi ci la ma Yacine woo dama man am na ko sama xel est ce que Mame Samba ni ñu ko ci defee ma ne ko maa ngi këram sax pour mu ñu defee ko këram mu ne ma c'était bien Mame Samba itam bi mu koy nangoo ne ma dëgg la li ngeen waroon def ngeen ko mën naa def li mu war waaye jàpp naa ne cër la mag la joxe ni ma sama cër mbir mi ci sa loxo ci lay dellusi moo waral effectivement keroog comme ni nga ko waxee mu jiitu en tant que coordinateur local bu comité électoral bu Santhie man ma topp ci koom ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk Santhie ba ci ñi nga xam ne ñu ngi ci côté stade ba nga jëm Santhie yi gën a mbalka ma comme ni nga xam ne Santhie quartier bu yaatu la ñëpp a ngi ci biir bi nga leen gis keroog ci kër Mame Samba Seck ok léegi taxaw ngeen comité bi Mame Samba moo ko dirigé mais yow yaay vice coordinateur mën nañ ko wax liggéey bi yëpp sax mën nañ so kaw la nekk cër nga ko jox pour mu diriger gannaaw mooy kilifa moo la jàngal politique comme ni nga ko waxee nan ngeen fas liggéey nii ci biir Santhie comme ni ko yeneen quartier defee mais yéen seen quartier dafa ute quartier yu bëri parce que tey électorat Koungheul boo ci génnee Santhie rek mën nañu wax lépp jeex na soo gañee Santhie gañe nga lépp nan ngeen na liggéey jërëjëf xam nga ñun du gan ci ñun comme ni ma la ko waxee yàlla def na Santhie moom ni mu yaatu déggoo am na fii si nga bu nga xasee dem ci campagne ñi bokk fu ñu jëm day yomb ndax li ñuy day jëm mooy bëri des fois ci kañ ci quartier yi léegi nag ñun ni ñu ko daan doxalee à l'époque même programme bi ñu jël nii ci Santhie en tant que Santhie ci jamonoy presse boo ko fàttali ko dañuy wax Santhie 4 comités ñi xëy na peut-être fàttali koo ko mais ñi nekkoon bu yàgg avant 2000 noonu lañu division Santhie ñun boobu dina ma lañ topp 4 comités ñu nga xam ne fi comité commencé ak fa mu yem fii de commencé ak fi mu yem fii 3 commencé ak fi mu yem ñun ni ñu liggéey des fois bu ñu xasee def benn plan d'action dañu naan tel jour bés sàngam fii la ñu commencé ba fii minimum danañ feet nangami kër nangami ménage dañ leen ko sotti guddi gi équipe bi ñii ak ñi ñooy ànd dem fii des fois suñu ko defee une semaine ñu commencé na tasaaroo suñu demee nag ba mu des ñetti fan ñeenti fan ñu def tir groupé c'est-à-dire fi nga xam ne dafa xawoon a am tuuti petit lu xaw a dëgër ñu ànd fa en groupe parce que am na ñoo xam ne soo wax ak ñoom bu ñu gisul ñeneen ñi seen xel mën na bañ a dal loolu tamit ci biir proximité bi la ñuy xamee façon yooyu léegi nag moo taxoon ñun effectivement comme ni ñu ko waxee tout à l'heure comme importance bi Santhie di peser ci point électoral bi ci Koungheul surtout le lieu de vote école 3 Santhie la nekk comme ni ñu ko waxee ak ville mais lu ëpp Santhie foofu la ñu wotee ba moo tax itam effectivement affaire bi suñu mbir la du mbiru Mayacine waaye suñu mbir la ñun waa Koungheul suñu mbir parce que Macky Sall moo soxla te que ñoo ko faloon 2012 élection yi jaar yi yëpp mi ngi am ndam bi pas nag li nga xam ne moom lay lancé waa Koungheul yi waxuma la gagné mais taux bi na yokk ñun bëgg nañ dem ba 90 tam lu mën nekk la ndax itam nag neexul ba neexul da ngay bu résultat bi génnee par rapport loolu daal la ñu ko war a dindi ñun waa en tant que Koungheul ndax mën nañ passé nag 80% lu ma ba nekk la incha allah ci loolu lañ di préparé pour def ko di tàllal loxo ñëpp ñu bokk ci liggéey mais ñaari comité yu ñu gis si biir Koungheul tey rek dégg nañ ne am na benn comité bu wootee bu Seydou Sall bu dirigé bii nekk fi est-ce que loolu indi gàllankoor ci liggéey bi wala fexe ngeen yéen kilifa yi ba trouvé terrain d'entente ba benn problème dam ci liggéey bi xam nga ñun ay légaliste lañ te Mayacine heureusement nekk fi mais équipe bi nga xam ne ñoom la liggéeyal ñoom duñu gan ci politique ñun duñu gan moom duñu gan ci dëkk bi ndax depuis 15 ans ñu ngi ci processus électoral bi ba moo tax ma ne lii ñu def ni yombul ndax mënoo wax ne yaa ngi dem présidentielle 5 jours avant xamoo lu muy demeegum ngay taxawal say comité électoral ci publiquement ñu ko ñemee bëriwul te ki ñu jàpp ne mooy tête de file bi mooy le maire mandataire bi mooy président bi ñëwul wootewul joxul benn consigne même ville yëgu ko waa kër bi sax dañ leen war a fekk ci leen ñële kon ñun kenn ku nekk fas na place am li ñu jàpp rek mooy dañu bëgg victoire ñële itam comme ni nga waxee xëy na loolu leen doy waaye gënul nag te itam baaxul ban message nga ci am message bi mooy ñu ànd liggéey te xam ne benn adversaire lañ am mooy ñu nekkul ci benn bokk yaakaar ñun waruñu mën a opposé suñu biir su boobaa du baax ci kenn ci ñun te itam amul njëriñ te itam nag actuellement comme ni ñu ko waxee comment ça Macky Sall lañ bëgg mu falu bu rafet
coow waroon na bañ a mën a am su élection yi nag jeexee nag kenn ku ci nekk ci dëkk bi nga dëkk am ko ci sañ-sañ su fekkee nit ñi yàlla moom ñi bisimilah su fekkee yow la ñuy déglu bisimilah mais lii moom affaire bu Macky Sall la. li ñuy wax na am na ñu bëri dañ ciy xool seen intérêt bopp. waaw yow loolu ci gis ñàkku ci comme ni ma la ko waxee tout à l'heure am na si ñoo xam ne comme man yàlla def na ni ma la ko waxee depuis 2000 ba léegi maa ngi ci processus électoral bi même nga baal ma ci xam ku ma xam Koungheul pratiquement même SEDA bi xew tey man bi mu tuddee ONEL ci acteurs yi la bokkoon organisation bi dem naa ci ay yoon donc léegi nag xam naa li xew bu baax ci dëkk bi ba moo tax ma ne effectivement li ko indi yëpp loolu la mooy fi dara nekk fi la coow di am toujours fi dara nekk coow dafay am parce que man ci opposition la nekkoon naa ba 2012 yaa xam naa li xew ñi indi tey coow li trop bi nekk opposition bi nekkuñu foon dëgg-dëgg. parce que dégguñu fenn comité électoral ci yeneen parti yi. ñoom dégg na ñu ngi def seen i réunion lu mel ni C25 ak ñeneen mais comme nu mu amee coow ci comité électoral bi nii de mel ni fonds yi mooy ko waral wala leneen ak leneen. voilà mooy li ñu yaakaar comme ni ma la waxee tout à l'heure am na ci ñoo xam ne dañu widd mais nañu fal Macky Sall loolu wala comme ñun ni ma la waxee ñun expérience bi ñu jël bi ñu commencé nii depuis une semaine ñu ko mën bëriwul benn wal maa lañu koy defee xaaruñu ku ñu jox te itam même bu dara génnul dañuy liggéey ndax li ñu jàpp mooy li ñu waxoon ak askan wi depuis 5 ans loolu la ñuy suivre ba fal ko ci 24 février suñu jaan wàcc moo tax ñun xaaruñu ku ñëw xaaruñu ku ñëwul gaa ma Yacine en tant que plénière potentiaire lañ koy tuddee ci lañ topp bu doon keneen tamit topp ko ça il faut dire la vérité bu doon keneen tamit topp ko ñun nag fi ñu bokk ñun di AFP ndax benn bokk yaakaar dafa am ñu composé wu yàlla dafa ñu nekk ci parti AFP depuis presque 10 ans ñun su lu ñu jot comme consigne mooy nañ nekk ay légaliste su benn tranché la li nga xam ne moom la conférence leader d'accord na mooy gën ci loolu la ñuy nekk ñun ba moo tax bi keroog bi muy ñëwee ñu ne mooy plénière potentiaire ma gis papier bi man ci laa ñëw ne ko man ñëw na voilà man ci loolu la nekk daal mooy kàddu gu mujj gi waaw kàddu gu mujj gi daal mooy ni ma la koy waxee rek fi ñu commencé léegi mooy di sant yàlla bu baax a baax di wax ni ñi dal suñu camarade bi 25 yi ci dëkk bi lañ dëkk ñëpp ñun ñoo bokk ci école yi ñun ñoo bokk ci kër yi ñu bokk ci déj yi kenn ku nekk nag am na droit gis ne diw sànga vision moo ma doy dinaa fexe vision boobu mu nekk dëgg am nañ ci droit c'est pas démocratie donc du problème mais nañ fexe rek mesurer wax yi te itam dafay jeex bu jeexee ëllëg ñu nekkaat fi ci benn façon dundin ndax politique bi lu mu yàgg à partir dafay mars bu fekkee en tout cas li ñu bëgg mooy bu mu am deuxième tour su ko amee itam du génn mars su mars jeexee nag fii ba 5 ans ci kanam politique xam nga amatul kon coow bi jëru ko rawat nañu war a mën a bokk camp ba moo tax ñun ñi nekkal ak ñële yëpp doo bëgg ñu jàppoo te génne affaire yi moyen affaire xaalis ci biti fekk mu ngi am nag jàmm daam waaw loolu daal mooy wax ji Maxtaar di la gërëm bu baax di la sant di gërëm remercier suñu camarade suñu doyen suñu kilifa moom Samba Seck ci li muy nanguloon keroog këram ndax da nga keroog mu ne sax fii mooy permanence bi d'ailleurs sanc su ma fi nekkee su ma fi nekkul daal fii la te itam nag li wax loolu la te itam nag ku xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax day fay couleur jotaay te itam nag mag bu baax la de passage di ko gërëm di gërëm njabootam di gërëm itam ay dëkkandooram ak di gërëm waa sanc yëpp di wax na daal incha allah li ñu bëgg ñun jàpp nañ daal école 3 daal résultat yi bu génnee incha allah 24 février école 3 moom comme mooy bu ñuy def sondage ci élection yi résultat yi école 3 la moom lañu yaakaar Koungheul moom sanc moom wote masi moom wote ko benn bokk yaakaar kon jërëjëf muy loolu lañ ñu nekk nag le vice coordinateur ci comité bi nekk ci Koungheul sanc mën nañ ko wax bokk si ñu ko dirigé bokk nekk kàngam ci Koungheul ci côté politique dégg nga li mu wax li mu lance rek am na solo buñ ci xool xaalis buñ ci xool dara nañ xam ne suba ñu ñoo fi des ñun ñëpp kon donc yéen ñëpp na ngeen nekk benn lii politique seulement la mois de mars dafay jeex ñetti juróomi weer mu ngi ci juróomi at mu ngi ci kanam yoo xam ne dañu war a nekk benn loolu mooy kàddu yi xam ne Seydina lance na ko wax na mun na liggéey ci koñam kon donc dañ koy topp rek saa su ne ci biir campagne bi wala biir le 24 février lu ñu ci mën a jëlee rek dañ leen ko jox mbokk yi jërë ngeen jëf ma ne leen ndax maa ko ndax moom bu ne fu ma kisaar teg tànkam toog naa ko ci woon tànk dox naa 80 000 kilomètres mën na nekk rek weddi ma ko ndax du na wër waaye ñaata weer la def 80 000 kilomètres yooyu wala ñaata fan la ko def lii wax Macky Sall def na ko ñeenti ñaar 2008 ba 2012 bu ñeenti at Macky Sall def na ko kon kooku mu ngi koy tudd ci loolu waaye mënu koo rey moo tax Macky def dëkk par dëkk moo tax ba fi mu ne ñun itam nañ def noonu commune bu ne
nañ fexe ñu mokkal ko rub waxuma kër par kër néeg par néeg nañ ko def suñ naan diw sax yi mu ngi néegam mu ngi laal ba nañ dem fekk ko ca lalam ba ku gil dee naqari ñuy jàngal politique ndax luñ xam la lu gën a tuut xam na ko kon nañ def porte à porte nañ def néeg par néeg nañ def lal par lal suñ xaajalee commission yi rek man nañ ko man de maa ngi fàttaliku man amoon nañ fi ñun groupe boo xam ne xale yi daanaka dañu daa war a yër bu leen dem fenn toog leen rek ñun ñu def équipe ñu wër dëkk bi yëpp wër àll bi yëpp ba tey xale yooyu ñu ngi fi xëy na bu dul ñoom itam ñeneen ñi mel ni ñoom ñu ngi fi politique nag lenn ëpp ci doole xale ak jigéen dañ fexe organiser xale yi te bëggal leen sagal leen organiser jigéen ñi bëggal leen sagal leen mag ñi ñoom it ñu yëg leen yett yi daal koo def ci politique moom ngaa am yaakaar. ba may dem nag nee nañu ma ne bul dem ma ne ko man maay dem jiitu dinaa dem ba mu neex moom laay def te ñun ñi catholique bu soobee yàlla femme catholique de ñun xaw ma kan de waaye man sama groupement bi ma yore ñun ñëpp fas yéene nañu jàppale Macky Sall mu génn au premier tour. dès 6 heures ñu noppi. très bien. jeunes yi nag. da ngay waxoon ne oustaz day nuyoo. ma ne ngeen may ñu tuuti ñu yeggali. waaw ngeen dégloo ngeen ci gannaaw ngeen dégloo ñu. ngeen may ñu tuuti rek ñu yeggali. ñu ngi jaajëfal soxna si bu baax a baax a baax ndax wax ji wax am na solo trop te sànq rek ñu nekkoon réunion mairie lu mel nii waxoon na ko fa kon lii day gën a wane pas-pasam rek donc vraiment ñu ngi jéggali bala ñuy dugg ci bureau beeg yooyu ñu jox donc ñenn ci kilifa yi fi nekk oustaz ñu jox mu nuyoo barkeelu tuuti. salaamaaleykum mbooloo mi. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp. di balu àq ñëw di balu àq ñëw. wax ji du gudd maanaam mbir boo ca bokkee war nga ca wax réew mi comme ñun ñëpp ñoo ko bokk te dëkk bi ñoo ko bokk koñ bi it ñoo ko bokk te tere yi nag maanaam kàddu yi fi jib yëpp ñu ngi koy rafet ndax kenn ku nekk booy wax ñu ngi lay déglu waaye wax bi daanaka benn jubluwaay la waaye nag alhamdulilah rabbil alamin bañ xamee ne jubluwaay boobu itam moom lañ fekk maanaam ci suñu xol wax yi fi doon jëb yëpp mu ngay neex maanaam ci suñu xol ndax man day ba ci ruuxuma maanaam yàlla jël pal jox nit may tourné di ko xeex benn di ko xeex maanaam ci sama làmmiñ wala may koy xeex ci sama wàllu du kurus ak yooyu déedéet loolu baaxoo moom li ma baaxoo daal mooy yàlla moom mooy joxe nguur waaye it moo de bu doon ki nga xam ne mooy xañe nguur te ci jamono bi ñu toll nag wax dëgg yàlla fi mu taxawal moom Macky la gannaaw nag moom la taxawal léegi nag li rafet te jaadu yàlla bu joxee nit cër te nangoo gut ko jàppale ko fi mu toll nii pour ko mu dem tey nit mënul maye bopp rocc ci làmmiñ soxna si ngi Aysa dëkkandoor la wëlëre la bu baax la moom mooy wax ne man tànkam lu ma dara waaye moom ma gën ci façon boobu ndax moom it wax dëgg yàlla tabarkaala tànkam lu lenn su ko defee nag comme ñun jëlam nañ suñu bopp maanaam ñu jox moom fu mu ànd maa ngi tolloo woon rek maanaam ci soxna si muy soxna Aysa nit mënul maye bopp ba pare rocc ci làmmiñ wa fi ne téye comme ñun ma daje woon ne fii waxtaan ba jël suñu bopp maanaam jox ko ci wàllu politique xëy na ñun mbiram politique wax dëgg yàlla xëy na lu ci bëree bëri réer nañu du tere nag politique bi nga xam ne islam moom jàngale na ko ñu ngi koy xam ndax loolu maanaam téere yooyu a jàng nañ ko waaye politique bi comme ni ñuy doxee nii ak secret yi ci nekk moom yenn sew-sew yi xëy na loolu maanaam ump nañu te nit yi nekk mënul nekk ñaari nit
benn rek maanaam ci nga mën a nekk soo nekkee nag maanaam jiite maanaam nangam jëlee wax dëgg yàlla mun nga nekk ci loolu nga féetee ko waaye du tere nag ñun ci suñ bopp wax dëgg yàlla comme ci koñ bi ci lañ ne te yàlla jox na ko mën a cër te itam jiital na ko ci wàllu politique ah man de ba fii suma bakkan bii di rotee mën a ci suuf moom bu fekkee ne mu ngi ci koñ bi tey dox ci wàllu maanaam politique seetu man ak politique ba nii la wala du nale waaye moom fu mu ne noonu la rek maa ngi ànd ak moom ne noonu la. jërëjëf Oustaz Imam kon ñu ngi lay jaajëfal kàddu gi am na solo lool kon Adja Aïcha dañuy dolli rek di la féliciter parce que jataay bi dafa coloré dañu wax ne génération yëpp ngi fi kon donc loolu aussi dañ ko taamu lool ci daje yu mel nii waaw di wax ne également am na ñu fi yegg si léegi ñu dana baax xëy na ñu présenter leen ah waaw. asalaamaaleykum mbokk internet yi comme ni ñu ko gisee ci image rek ñu ngi doon fii tey dem ci guddi sax mën nañu ko wax fii ci Diamaguène 3 di installé seen comité électoral bu benn bokk yaakaar comme ni ñu ko yàgg defee de bëgg démb ñu ngi woon sanc ci guddi gi ci ngoon nga ñu ngi woon fële ci camaar yi tey nag fii la woon fii ki ñu jàkkaarloo ni di honorable conseiller Aïssa Mbaye moom bokk na ci ñi xam ne tey moo doon coordonné kii bi xam naa dañ koy bàyyi mu ñëwal ñu rek wax ñu tuuti ci comité bi nan lañ ko monté ak nan lañ fa fas yéene liggéey bu nuyu mbokk Koungheul ak bokk Sénégal pare madame Aïcha ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay na ngeen def maa ngi nuyu waa Koungheul di nuyu département bi di nuyu la commune di nuyu internautes yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan di nuyu waa diaspora bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp waaw def nañ suñ comité électoral waaye man damay coordonné rek mais dama décliné poste yi jëluma ci benn poste mais dama leen di jàppale bon coordinateur bi Ndiaga Ndiaye la mu am ay vice coordinateur trésorier bi di Khady Badiane di secrétaire bi trésorier bi di Cheikh Gueye bon chargé des commission femme ñu def ko Monique Diouf ak Absa Camara ak Awa Bopp waaw ak Awa Bopp ainsi de suite Modou Niang moom moo yore chargé des jeunes ensuite chargé des primo-votants Ibra Mbaye bon stratégie et communication ñu jox ko Mor Niang planification et mobilisation ñu jox ko Khady Dramé ainsi de suite def élaboré naa dañ suñ bureau dans l'unanimité amuñu benn problème waaw amuñu benn problème amuñu benn contestation et dans l'unanimité ñëpp d'accord nañ ci bureau bi waaw man nag dama leen di jàppale comme ci quartier bi laa dëkk dëgg la yàgguma fi waaye wax dëgg yàlla ñoom ñëpp jox nañ ma seen baat nee nañ ma aussi bu ñu am benn ñaari xel fii opposition du fi am dara ñoom ñëpp ils voteront 100% Macky donc je crois que kon xel mën na dal. xel mën na dal comme ni ñu ko waxee rek démb dañoo gis encore lu ñu xul xaw a kii parce que démb gis nañ imam yi comme ni ñu ko waxee maanaam xel dala sa côté. parce que ñëpp a génn. xale yi jigéen ñi guddi na mais ñëpp ñoo nañu fekk si la. loolu ban jàngat nga ci mën def ci loolu noonu. jàngat bi xam ne waa koñ bi gëm nañ ma te saf nañ ma aussi. parce que c'est pas la première fois ma mobiliser lu mel noonu. ndax yow toujours tu es témoin des choses. imam yi dañuy ñëw kilifa diine yi dañuy ñëw jeunes yi dañuy ñëw jigéen ñi dañuy ñëw kon man maa am problème parce que je serai leur porte-parole à tous les niveaux du département donc kon man dama leen di gërëm di leen sant parce que li yombul waaw loolu yombul léegi encore ci takkusaan bi gis nañ tey nga woon les femmes de la commune de Koungheul ñëpp fekk ci mairie bu Koungheul foofu noonu tim beneen ndaje loon mais tim lépp ci benn bokk yaakaar loon est-ce que mën nga ñëwal ci ndaje mu am solo moomu tey femmes yi dajoon foofu ci mairie bu Koungheul waaw bi ma nekkee Dakar laa convoqué woon ne le samedi l'avant-veille de l'ouverture de la campagne dama bëggoon jigéen commune bi ñu daje ñu wax stratégie yi nga xam ne moom la ñuy déployer pour def une bonne campagne au niveau de la commune yàlla def nag vraiment c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd jigéen ñëpp ñëw nañ de toutes les couches sociales et toutes tendances confondues ñëpp ñëw nañ uy si ma vraiment yow demoon nga fa gis nga ni mu meloon c'était plein waxtaan nañ ci stratégie yi ñuy def pour mener une bonne campagne au niveau de la commune ak le jour de l'arrivée du président
ni nga xam ne moom la ñuy taxawee waxtaane nañ ko fa ak itam jour vote bi ban taxawaay la ñuy am ba mobiliser toutes les femmes nga xam ne buñ xëyee sax buñ togg añ nañ xëy rek dem wote ji toog nag occuper les bureaux de vote ba nga xam ne liñ bëgg ci suñ candidat dinañ ko am loolu daal moo nekkoon point yi ñu doon waxtaane ak des questions diverses wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ku ci nekk wax nga sa xalaat te xalaat yëpp ànd nañ recoupé wu amuñu benn problème. amuñu benn problème dañuy ñëwaat juste rek ci comité électoral gis nañu ci au niveau de Koungheul problème am na fi semaine passée te jigéen ñoo ko war a comme ni ko waxee bu ñëwee ci poste bi xam ne yaay moo leen installé comité boobu ñu gis ñaari jigéen am ci problème lu mel ni Socé ak Fanta Sall nga nekk kenn si ñoom nekk au conseil nekk honorable lan nga ñu mën a wax ci loolu noonu. waaw man loolu bi muy am fekkuma fi. loolu bi muy am fekkuma fi wax dëgg yàlla. waaye nag am naa ci jàngat bu rëy. parce que ñoom ñëpp dañu fekk ci parti bi. ba pare ñëw bëgg ne nekk au devant. alors que am na ñu ñu fi fekkoon te am na lu ñu fi liggéeyoon. loolu moo waraloon xam naa seen problème yooyu waaye nag ñun yàlla suturaal nañu fekkuñu fi waxuñu ci dama ciy maandu. dama ciy maandu waaw mais maandu boobu tamit dañuy dañuy wax ne yow dañu jël lu gis ak Yaaya Sow maintenant bi tu gis nañ ne 2 camps la yaa ngi nekk ak l'autre là Mayacine loolu la nga ci mën a wax ci dëkk bi rumeur yaa ngi daw mais tey gën a jàkkaarloo na yow fa nga wax ak waa Sénégal nit ñi mën a xam réel problème bi lan la. man awma problème ak Yaaya Sow Matar Sarr nit ki booy ànd ak moom. mu dem ba am fu mu la tegoon tegatu la fa. da ngay taxaw te man ci commune Koungheul bii laa juddoo yaroo ci. kon du ma nangu ñu néewal doole la commune de Koungheul parce que politique bi ma gis fi mu ne nii c'est pour départir la commune de Koungheul au département. alors que la commune de Koungheul c'est une commune mère moo polarisé le département de Koungheul. te man ci commune bi laa juddoo yaroo fi politique boobu dama ci dul ànd. te man toujours ku ma xam day xam ne damay xeex injustice ça c'est de l'injustice mënuma concevoir aussi le maire mu nekk plénipotentiaire ñeneen bëgg a substituer wu à sa place te je suis conseillère municipale loolu moo tax ma bàyyi ànd ak Mayacine parce que c'est la légalité les réunions ba ñu njëkkoon a def nag demoon naa ca parce que dañ ma bëggoon a ñàkkal fayda di ma jox ay commission chargée des mouvements comment non des mouvements de soutien alors que moi je n'ai jamais connu un mouvement de soutien musuma impliqué wu dans un mouvement de soutien ba pare jël Fanta Sall def ko la responsable des femmes de la commune que je ne pouvais pas accepter parce que depuis comme je l'ai dit tantôt depuis 2013 depuis 1973 je me battais dans la politique étant toute jeune lu ne ma daj ko ci politique kon suñu demee nag ba ma nekk une première dans la politique du président de la République ñu bokk ci ñu njëkk a gëm Macky Sall suñu demee nag ba ñu bëgg maa néewal doole duma ko nangu damay bañ bon je crois que mobilisation bi ma mobiliser démb au niveau de la commune wane na ne je maîtrise la commune de Koungheul mais moom bëggul poste boobu su moom départemental la nga xëccool kon donc yéen ba loolu est-ce que loolu ba léegi ak élection yi du am benn rebet bu mu ci am du am benn jafe-jafe bu muy indi ci biir élection yi man de suma bopp laa xam comme man boole wuñ ma ci bureau départemental bi commune bi ma bokk jiite jigéen ñi ci laay campagne parce que loolu moom fekkuma fi donc su ma fi nekkoon aussi du ma xëccoo leen du ma xuloo du ma xeex waaye fi nga xam ne daal fa lañ ma investir ci lay liggéey au niveau du département nag comme en tant que élu national boole wuñ ma ci bureau départemental bi du ma ci campagne du ma ci wax. di wax campagne da ci wax ok ban message nga am pour population Koungheul c'est vrai que Aïcha Mbaye nekkul Diamaguène 3 seulement ñoo ko moom mais Koungheul yëpp ngay dugg quartier bu nekk am nga fooy dem am nga fa ay nit yaa ngi wax ak ñoom démb wane na ko ci salle ba ban message nga am tey ci campagne bi ubbi na pour ñoom pour élection yi di ñëw. message bi ma am daal mooy xaw ma kan di waaye ñun jigéen ñi dinañ woteel Macky Sall ak 85%. ñun jigéen ñi moom dinaa def de sorte que taux bu faible bi ñu amoon ci ci élection législative yi. danañ ko rehausser parce que dafa am lu waraloon mu demee noonu waaye incha allah rabbi jigéen ñi moom danañ woteel Macky Sall à 85%. ça c'est une promesse que je vais tenir avec les femmes parce qu'elles sont toutes engagées. engagé loolu mooy kàddu goo xam ne moom lañ jëlee ci honorable conseillère Aïssa Mbaye mu gis ngeen ko démb journée am loolu mën nañ ko wax parce que takkusaan yi gi mobilisé na femme Koungheul daje ci salle ba ci nekk ci mairie
ci guddi gi koñom bi di jàmm gën 3 ñëpp génn kilifa yi génn xale yi génn mag ñi génn comme ni ñu ko waxee ñëpp fekk si ko mu jël comité bi li ci gën am solo dafa décliner poste yëpp wan leen la mën ngeen yaakaar mais mënti dama leen di jiital pour nekk seen ginnaaw loolu lañ ñëwoon pour xam leen la ko wan leen ko mbir maa ngi continuer tey la mbir mi démarré moom lañ njëkk jël du jëm ci moom saa su ne dañ leen topp fu ñu toll rek ñu wan leen ko kooku mooy Aïcha Mbaye kon ñu bàyyi ko rek xam naa kàddu gu mujj gi muy sànni waa koñam ak waa ak Koungheul ak ñu ko gëm. merci Matar Sarr maa ngi lay gërëm en tout cas daal Macky Sall su yeboo xelam dal ñun de au niveau de Koungheul moom jigéen ñi moom danañ ko fal ak 85%. ak 85%. merci.